seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñàkk ga am ci réew mi di Sénégal doonatul lu ñuy lam-lame lu am la lu wér péng la tàkk bu woo kong la ci journal Les Échos xëy joxe ci gëstu bu agence nationale statistique démographique di ANSD def fa la yéenekaay bi jële xibaar bi wàññi nañu ci Sénégal juróom-benn millions yi doomi sénégalais yuy dund ci ak ñàkk maanaam 6 millions de pauvres ci réew mi ci dëkki kaw yi nag gëstu ba nee na fa la ñàkk gi gën a sëxin ndax téeméeri faqir yoo jël ci réew mi juróom fukk ak ñett yu feggas la fa maanaam 53,6% ci àll bi la ñu fare 19,8% ñoo nekk ci réew yi taax yi ñi ab xiif lootal ba añ ak réer ak ndékki talenti ci ñu dëkkee Gobar Jaasi Les Échos nee nañu gëstub ANSD bi wax na ne ca Kolda Kédougou Sédhiou Tamba ak ca Matam fa la raay bi téene lëkkut jee nañu walaakaana yi ci réew mi seen li ma ngi yokk ndax 5,800,000 pauvres la ñu woon atum 2018 nag dem nañu ba ëpp juróom-benn millions yu pauvres ci réew mi ñoo ngi toll ci 6,32,379 gaalu walaakaana gi nag diwaanu Sédhiou moo toog ci première place ba la seen kay ne ko waaye bu dee lu soxal mbirum insécurité alimentaire région bu Kolda moo ci jiitu ñu jiitle ba ci xët mu njëkk l'Observateur xooli fa kàdduy docteur Alpha Amadou Sall mooy administrateur général bu Institut Pasteur Ndakaaru nee na ginnaaw première vague deuxième vague ak troisième vague yi ñu jot a dund ci coronavirus bi bu ñu dàq dund quatrième vague ci réew mi docteur Sall dolli ci ne nañu waajal def ci suñum xel ne Covid-19 bi mën naa dem ba doon endémie ci réew mi maanaam bokk ci wopp yi fi sëxin administrateur général bu Institut Pasteur bi xamle nañu it ne ñoo ngi liggéey di def seen kéemtalaay kàttan ngir vaccin contre Covid-19 bi mën a jàppandi ci déndub Afrique bi yëpp fii ak déwén ren ba déwén jàpp déwén jéeg li wér te wóor moo di coowal faux passeport diplomatique yeeg trafic yi ñu koy wax du fi gaaw a raaf le mandat bi ne ci xëta mu njëkk ne ñaari député Benno Bokk Yaakaar yi ñu tuumal ci yëf yi mu di député Amadou Sall ak député Boubacar Biaye li leen di yot seddul ñoo ngi ci guddi gu bët setagul ki sooke njublan gi di El Hadji Diadji Condé moom ma nga ca kaso ba démb ci la ñu ko mandat dépôt Les Échos nañu cerveau ba nga ca kaso ba di xaarande nag parlementaire yi ñu ciy tuumal libération nañu ñoom ñi ñu tudd ci yëf yi mu di Boubacar Biaye di Mamadou Sall ak Sadio Dansokho seetal leen ci coow li du yomb ndax taq nañu ci ba ci seeni yuqu certificat de mariage yi El Hadji Diadji Condé doon def ci seeni tur di ko joxi jigéen yu mu doon wutal ay passeport diplomatique ba ñu wàññee jigéen yi mu jot a jox certificat de mariage journal bi nee nañu toll nañu ci fukki jigéen ak ñeent gis nañu it ca enquête ba juróom-ñeenti autorisation parentale juróom-ñaari relevé de compte fukki extrait de naissance ak juróom-ñeent ak it fukki relevé indemnité parlementaire ak ñett yu député yi ci kër Diadji Condé lañu leen fekk libération nañu muy député Mamadou Sall di député Boubacar Biaye di Sadio Dansokho président conseil départemental bu Saray bi leen waa DIC division investigation criminelle woolo ngir déglu leen dañoo joxe ngànt li ñu wax moo di dañoo nekk ca farata maanaam urgence te it nekkuñu Dakar source waa nañu coowal trafic faux passeport diplomatique yi bu ñu ko lu ñu too ba ca biir génnee ci assemblée nationale wala génnee ci ministère affaires étrangères du yomb leneen coowal trafic visa mu di li ñuy tuumal kilifa ak Simon Thierno Amadou Diallo source waa xëy na ko moom it ci xëta mu njëkk ba dañuy wax ne muy kilifa ak Simon defeere woon nañ leen démb yóbbu leen tribunal waaye retour parquet la ñu leen def seeni mbir bu ñu moytul correctionnel la jëm l'observateur ne ko dossier ba instruction la jëm lu jëm ci kii di kilifa L'Obs mi ngi ñuy xamal ne déposé na ab plainte ca cybercriminalité Thierno Amadou Diallo di Thier ak Dame Dieng jiital leeral la porté plainte réew mi quotidien mel ne ku am ak ñeewante ci waa Y'en a marre li mu gis moo di Y'en a marre mouvement la boo xam ne garab la gu doon jebbi ci réew mi waaye jamono ji tàmbali naa rak Sud Quotidien nañu Macky Sall mooy nit ku aay ci ay wujjam ne muy activiste yi di politiciens yi ci réew mi ñaare ku ci jàmmaarloo ak moom rek ci sànk wala ci ay ñol-ñol ngay mujje takk yi ci Sud joxe moo di Khalifa Ababacar Sall mi caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru bi sànk Ousmane Sonko mi massage am bi mujj jural coono bu dul jeex ak bi ci mujj di kilifa ak Simon yi taq ripp ci coowal trafic visa gu ñu xamagul fu ñu jëm ak moom président Macky Sall ma nga jëm Touba Vox Populi nañu samedi ji di ñëw lay doon ni mu ko baaxoo ci wattaayu màggal gu nekk bu fa demee dina fa inauguré centre hospitalier universitaire bu Touba yéenekaay bi nañu xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dafa yëg ne am nañuy na si pexe ngir saboter wisitu président bi Serigne bi nee na ñi koy xalaat ak di ko nas nañu ko teg fi suuf bëggu fa loolu bëggu fa it ay xumbel mbaa mbiri politique ndax Macky Sall ay tànkam ca Touba tànki taalibi buy siyaar si la ak tiis accident yéeti bi ci mujj bi booy tolloog lam-lam diggante Thiès ak Tivaouane juróomi nit ñàkk ci seen bakkan ñu bari am cay gaañu ay mbëkkante woto la ab bus camion ak woto particulier leerali Cheikh Anta Diop. juróom ñoo ci ñàkk seen bakkan am ñu ci am ay gaañu yu métti di ab accident bu am booy génn lam-lam jubali Njaxate Njaasaan ci yoonu Tivaouane ñetti oto ñoom ñoo mbëkkante di ab camion ak bus ak benn
oto Mitsubishi oto bi nga xam ne moom mooy bus bi nag da doon jéem a doubler oto Mitsubishi bi ci la génn nag jàkkaarloo camion bi nag jaar ci kaw bus bi ba xar ko camion bi nag genn wàll gi daw ba mbëkk benn garab juróomi nit faatu ci ñi ci des am ci ay gaañu yu métti biñ leen woowee nag ñii di gendarmerie bu Thiès ak bu Tivaouane daje fi ak sapeur pompier yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci accident bi ñàkk ci seen bakkan ñu yóbbu leen ci morgue hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ñi ci am ay gaañu yu métti jamono yi de ñu ngi leen yóbbu ci urgence bu hôpital bi ñu gis ne jamono yi daanaka accident yi am ci tali yi bari na lool te ñu bëri ñu ngi ciy faatu. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh lakk gu métti ga woon ci résidence Palmarin Saly Portudal gérant kër ga ba tey ci xibaar mu ngi ci garda wi ministre bi ñu dénk wàllu tourisme nag moom mu nga fa woon Alioune Sarr yore it wàllu transport ci jaww ji wàllum kaaraange askan wi lu yitteel kilifa yu Sénégal la mu ne ñu déglu ko moom ministre Aliou Sarr ak Abdourahmane Diallo. dama bëggoon jaale ci turu njiitu réew mi le président Macky Sall njabootu ñi wàññeeku ci lakk-lakk bi am fii tey ci Saly muy loo xam ne lu metti la ñuy jaale njaboot yi ñi dem ñaan yàlla xare leen aljana di ñaax ñëpp di dafa wane ne lii ci wàllu kaaraange war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci fànn yëpp pour que askan wi ñu mën leen di aar saay su ne di masawu coono njaboot yi ñi dem di leen jaale encore une fois au nom du chef de l'État au nom du gouvernement et à mon nom personnel. ñu fàttali di ñi nga xamante ni nag ñooy ñi faatu ci lakk googee amoon ci Saly Portudal muy borom kër soxnaam ak seen doomu benn at muy njabootu Tavares ci gàttal dinañ leen daal di jébbal seen borom alarba suba gi lay doon ci armeer yu Saint-Lazare ci Ndakaaru mees bi ci église des martyrs de l'Ouganda. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM wàllu passeport diplomatique ak njuuj njaaj gi ceeg wala bokk njort ak njuuj njaaj retour de parquet ngir kilifa ak Simon bu Yanamar jamono yu Alaaji Condé moom mu ngi ci kaso bi dossier d'instruction nag ñu ngi ko dénk juge deuxième cabinet ci dossier boobee ba tey député yi ñu ca tudd muy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñoom it ak parlementaire yeneen ñu ngi ci wàllu kon déglu gi ci kanamu division investigation criminelle RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom benn minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ministre bi nu dénk jënd ak njaay wàllug entreprise yu yamamaay yi moom Assome Aminata Diatta mu ngi woon ci yenn ci bërëb bu jënd ak njaay di ja ci diwaanu Ndakaaru ngir xoolal boppam njëg yaak fa nu ko fixé que nanu cay doxale ak ndax am naam déet ñu koy jalgati dana koy déglu moom jëwri ji soxna Aminata Assome Diatta ak Abdou Diouf Diagne. ñu mën a retenir ci visite bi moom mooy bi ñu xoolee wax dëgg yàlla daanaka ñu ngi respecté prix yi kenn rek laa ci gisoon ci benn marché nga xamante ne ci wàllum dosette bi gis nañ ni prix bi muy appliqué du prix bi ñu ko diggal wax nañu nag moom du jaay par sachet day jaay sio bi waaye ñun bu ñu ko calculer bu fekkente ne dañ koy jaay par sachet gis nañ ni prix yi respecté waaye sinon yeneen yi ñu jot a visité ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi appliqué prix yi waaye tamit di rafetlu ni affichage bi ndax balaa ngaa wax respect des prix il faut mu am affichage ndax consommateur bu ñëwee gis ni li ñu affiché du loolu nga ko jaay ci lay mën a am argument pour mën a yóbbu la fi nga xamante ne mooy yoon mais bu fekkente ne amul affichage day nekk werante rek seen diggante donc di encourager ñëpp rek di wax ni ministère lii moom liggéey la buy continuer ndax service de contrôle yi moom loolu c'est leur travail quotidien waaw mais dinañ ci boole tamit sensibilisation ak aussi di ñaax ñëpp rek sénégalais bu ci nekk rek da ngay jël mbir mi mu doon sa mbiru bopp mais bu nekkee mbiru ministère du commerce kese boo moytu li ñu bëgg du sotti waaye bu ñu ko defee suñu mbir ñun ñëpp incha allah dinañ am lu ñu bëgg gis. ca diwaanu Ndar conseil régional de la consommation amal fam ndaje lu jëm ci wàllu njëg ñeeg na mu fa war a tëddee foofee ca Ndar nag jafe-jafe bi ndax lu ñu frontière oo ko réew Mauritanie day tax produit yi bawoo foofee ak wujje gi seen biir ñenn ci commerçant bañ a doxale njëg yi ministère commerce digle terewul kilifa yi diwaan ga gouverneur rawatina diggee na ay daan ci ñi nga xamante ni duñu wàccook li yoon wax Ousseynou Diop. ci diwaan Ndar gi itam service régional du commerce daan nañ amal ndaje boo xamante ni acteurs yëpp bokkoon nañ ci njëgu yenuy jëfandikoo yëpp nag ñu daat koy taxawal Podor la ñu gisee ni mbir yi fa la gën a tar Aliou Badara Samb gouverneur bu Saint-Louis. diwlinu xànd bi litre bi moo ngi war a dikkee ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñetti dërëm lañ ci teg ci Ndar ak Dagana parce que Ndar ak Dagana ñoo bokk distance pratiquement ñu jël ko def ko ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti dërëm
ci wàllu Podor. su jëlee suukar bu mokk bi nga xam moom la nit ñi gën a di utiliser téeméer ak ñaar fukk lañ koy jaayee ci Dakar ñu yokk fi ñaari dërëm fii ci Ndar mu del transport daan ni nañ jël transport def ko ñetti dërëm ci Podor. brisé non parfumé ñu koy jaayee juróom benn fukk ci Dakar ñu jàpp ni transport war na tax ñu yokk ci ñaari dërëm fii ci Ndar. ngir nañu mën a respecté lépp lu jëm ci wàllu njëg yu ni mel service yu état yi daañu ci gën a taxaw Pierre Moundor Mandioun mooy chef bu service régional bu commerce ci Ndar. ndax dafa am frontière ak beneen dëkk mais jàpp nañ ne prix yi nga xam ne moom lañu jàpp fii nii danañ ko mën a appliquer voilà en tout cas ñun danañ ci veiller ba nga xam ni consommateur bi dina ci gis boppam te am nañ yaakaar aussi ñoom ils sont assez responsables. si ndaje bi xam ne nañu way kaaraange yi daañu sax bokk ci lu jëm ci wàllu contrôle yi ànd ceek yenn ci cours contrôle yi nga xamante ni état bi moo ko moom bu fekkee ni njëg yi ñu taxawal yenn ci commerçant yi jalgati nañ ko dina am ay daan yu metti yu ñu teg seen i kaw Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou jërëjëf lu jëm ci wàllu kon njëg yeeg na mu tëddee ci marché yi jamono yu nguur gi fexe ba yenu ci daal di fixé ak doxale am ca organisation société civile bu Sénégal ñoom fas yéene amal ab dox fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Satumbar gi lay doon ñu ne ca place Obélisque muy Colobane li ko dalee ñetti waxtu ci ngoon gi ñu am ca ndigalam déet ndax dañuy ñaaw lu ñu ne ceeraayug dund gi fii ci Sénégal ñoom ñooñee di kuréel ak société civile bi bokk na ci ñoom mouvement Frapp France Dégage ñoo lànk FDS les Guelwaar démb lañ ci doon janook taskatu xibaar yi ci teewaayu Aminata Ba. mouvement yi di Frapp France Dégage ñoo lànk FDS les Guelwaar ak yeneen organisation yu société civile di tëkku préfet bu Dakar ñoom nag ñuy xamle ni ñu am wala sax ñu ñàkk autorisation dinañ daal di amal ab manifestation niki aljuma bi ñu dëgmal ngir daal di ñaawlu seeraayu dund gi Abdoulaye Touré nekk porte-parole lu bés bi. le préfet de Dakar ce préfet soumis là nga xamante ne su ko ministre bi nekk autorisé mu autorisé su ko nee bul autorisé du autorisé moom la ñuy waxal directement on ne lui demande même pas autorisation dañ koo informer rek comme ni ñu ko teg fii waxee mais avec ou sans son autorisation nous allons marcher ce vendredi prochain à partir de 15h à la place de l'Obélisque suñu indi woon policiers yi ci àdduna bi yëpp duñu teree ñëw ci place de l'Obélisque dund gi métti ci seeni doxub ñaxtu yenn saay takk der yi di leen méttital nekk loo xamante ne yile kuréel ñu ngi koy ñaawlu. pour ñaawlu li fi jot a xew démb suñu camarades yi nga xamante ne dañ leen brutaliser séquestrer leen de 8h à 23h tey leen privé leen seeni activité te teguwul ci yoon. marche nekk ab droit constitutionnel activiste yi di samp laaj ci tere yi nga xamante ne yenn saay autorité yi dañ koy dal di amal. le préfet temps yi lu ñu jël dafa ñaaw trop te ñu ngi koy dénoncer bu baax. ñuy bàyyi ba à la dernière minute ci manifestation ñu lay soog a notifier que ni la manifestation est interdite loolu yëpp askan bi mënu ko weesu loolu violer texte yi mënu ko weesu parce que texte yi nee nañ au plus tard le préfet doit agir 48 heures avant te léegi duñ ko def. Guy Marius Sagna docteur Babacar Diop ak seeni naataango di woo askan wi yëpp ñu daal di booloo wane seen ñàkk ànd ci seeraayu dund gi bilis afro basketu Sénégal jigéen ñi jot nañoo kon jël raay réew mi ngir kon rek demee ko ak fulla ak fayda ca Yaoundé loola démb lañ ko daal di amal yàpp nañ leen ba noppi nag wax leen itam nii dañoo war a fullaal ak faydaal seen i taxawaay foofu ca googule jongante nga xam ni Afrique noo faa daje seen capitaine di Mamari Sy du ko miin woowee yoon ndax yàgg nañ caa dem nii danañ wane Pastef bu nu yeggee ca fay ñu jongante ak seen i nawle kaddu mi Youssouf Bodian la ko dégg. mbégte la chaque fois di recevoir drapeau national bi parce que sooy dem si jën jogante yu mel nii dafa neex gis ñu jox la drapeau bi nga xam ne ni que Sénégal bi yëpp ñooy nga représenté 12 joueuses mu mel ni comme waa dëkk bi yëpp ay millions de personnes di espérer loolu donc loolu mbégte la yan la diis na diisul parce que ñun ñenn ñi tàmm nañ ko ñenn ñi tàmmuñu ko mais waaye c'est préparer équipe bi yëpp incha allah ba ku nekk incha allah di nga si gis sa bopp joxe lépp lu mu am pour rek représenter Sénégal bégal Sénégalais yi loolu ñu tax a jóg incha allah. mix bi c'est normal mu am parce que rien n'est éternel dara lu nekk loo xamante ne que benn nit moo fi nekk ba mu jeex donc c'est normal xale yi ñu indi leen ay xale yu mën li ñuy def la macha allah et que gëm naa li ñu mën ñëpp suñ ko wanee si terrain bi Sénégalais yi dinañ bëgg dinañ dem fu sori incha allah donc dañ leen ñu ñaanal rek ñoo xam ne fi ñu jëm yombul mais xam naa ni ak sunu engagement bu ñu am ak détermination bu ñu am incha allah xam naa ni yàlla dinañ defal ndam incha allah. si wàllu basket itam ba léegi jeexal nañu camp bu njëkk bu ñu amaloon fii ci Sénégal muy camp bu dajale woon ay gone yu am fukki at ak juróom-ñetti jógee ci ay réew yu bëri ñoom nag yi amoon na si góor ak i jigéen tolloon nañu ci ñeent fukk ak juróom FIBA muy kuréel gi yore wàllu basket Afrique ak waa NBA muy ku yore basket bi ci États-Unis ñoo lëkkaloo woon ngir te ndorteel ga ñu daal di tàggat gone yooya tàggat leen ci ñu xam seen bopp xam seen réew wane am xam itam lan mooy sarti tàggat yaram ngir bu ñu nekkee ay mag ëllëg ñu mën a doon ay royukaay
ci ñi topp ci seen ginnaaw. ñi jëm ci wàllu football bi nag tey ji dinañu sóobu si wàllu Ligue des champions bi sa Europe muy bés bu njëkk bi nu ni nag programme gi Barcelone moom mooy joué ak waa Bayern Munich. Barça nag saa suñu tuddee Bayern Munich rek xel yi dafay daal di kon yëngu ndax bu nu mujjee dajee waa Bayern dañ leen a tëccoon tëcc yu métti doole leen juróom-ñetti bal si ñaar xaw ma ci benn ba tere woon leen nelaw ba léegi moo tax jongante ba tey jii dinañu seet naka la si waa Barça taxawee ndax Messi dem na. Dynamo Kiev dina joué ak waa Benfica Lisbonne Manchester United moom dina joué ak waa Young Boys bu nekk ci ñi nga xam ne di poule GF bi Villarreal ak Atalanta de Bergame ñoo di joué si groupe H Chelsea moom mooy équipe bu Edouard Mendy ak waa Zenit Saint-Pétersbourg dina joué Juve dina joué ak waa Malmo ñu daal di jeexal ak Demba Ba bi léegi simi ay godaasam tekki jaaj yi fas yéene li ko yàlla teralee ci koppar mu bégee ko te dimbali jaame yi wut beneen métier bàyyi football bi ndax léegi am na fanweer ak juróom benn mbalal waaw dem ba bàyyi na rek la wax waaw day bàyyi football bi lekk xaalis bi tuuti jël weccit bi def ci ay njabok yu mel noonu da ci am solo moom nag alaaji def na fukki at ak juróom benn ci haut niveau bi ñu ngi fàttali ko keroog bi Sénégal di football fii ci stade Léopold Senghor ak Cameroun moo dugal bit ba ca fin temps ba keroog ba mu dugalee sama waa ji dafa xam Abdoulaye Diop moo ko jàpp waaw Cheikh Tidiane moom Cheikh de daa gaaw xam moom kon 36 ans la bàyyi football 36 ans la bàyyi arrêté na carrière bi léegi may dem def reconversion xool ndax njàng mi may na ko mu def nekk entraîneur mbaa mu defi leneen waaye daal tubarkalla yàlla baaxal na ko bu bàyyi football itam du ko yëg daal alaaji dafa am métier yoo xam ne boo ko bawul danga cay lang xaw ma nga noonu jërëjëf Malal pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi